Fatou Kiné maa ngi lay ziar. di la fay bu baax a baax Aram Touré xibaaru marax yi ni nga ko waxee ponk yi ca gën a fës rek bokk ci mareyeur ak nappkat yu Kayar ñoom nag amal nañu ni ki sànq nag ab doxub ñaxtu boo xamante ni ci dal lañu ko def duñu ca yem nag ndax ñi ngi waajal ab grève ëllëg lay doon yem ak fukki fan ak juróom ci weeru janvier li ko waral rek bokk na ci pesage boobu nga xamante ne nag war nañ koo amal rek fa daamar yi war a jaar ñu ne duñu nangu benn yoon camion yi yëpp jën yi ñu leen di peese ndax bës na gën nag li ñu bëgg rek mooy ñu tënku ci règle 14 bu UEMOA loolu nag yemul foofu mu mel ni rek mboolem mareyeur yu nekk ci Sénégal ñoom ñooy ñaxtu ci jamono jooju nag ña féete tamit fële ca Pikine ñoom it ña ngay yëglu ci lu ni mel ñu ne nag dinañ fas yéene rek soobu ci grève bi ñoom ak seeni ñoon ngir naqarlu lu ni mel beneen ponk ci biir xibaar yi muy njaboot ak nag takk der yi à la traité ak ñi nga xamante ne rek kon ñoom danoo daal di dëddu àdduna nekk ci à la traité te ñu nekk nag ci garde menacé ci maanaam ñi nga xamante ni ñi ngi ci camp de garde yi ci jéggalu ñoom nag boo moyul daañu able ci seen i dëkkuwaay yooyu moo waral mouvement national bi ëmb takk der yi à la traité nag di soññu président Macky Sall mu def kéemtalaay kàttanam ba décret bi nag mu xaatim ko su ko defee ñooñu nga xamante ne nag ñoo fa nekk tey ci seen i kër moo xam seen i borom kër dañoo dëddu àdduna mbaa boog seen i borom kër à la traité nag ñu mën a toog ba seen xel mën a dal maa sax ñu mën leen a rek jox loolu ñu moom ko dinañ àddu tamit ci liste bi nga xamante ne tëral nañu ko muy liste nationale bi mu soxal nag dialogue national bi ñu ne liste boobee daal daa am yeneen i membre yu ca yokk lu toll ci ñeent fukki membre yoo xamante ne dolli nañ ko ca gannaaw ab décret mu mel ni ku jég politique gi ñoom loolu rafetlu wuñu ko ndax nee nañ ba ñu koy nas ak di ko not ci mënoon nañ leen caa boole mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias ñu doore ko rek ak li xew nag fële fa ñu naan nag Kantène benn gox la bu nekk nag ca fa ñu naan Mandina nag mi ngi féetee ci bëj Saalumu diwaanu Ziguinchor benn gone gu jigéen gu am ñeenti at moom nag la ñu fekk rek ñu rey ko ci anam yu ñaaw a ñaaw lu ko jiitu nag ñu ne dafa réeroo ni mbokkam ñi ngi ko doon seet démb ba tey waaye gannaaw bi daal la ñu daal di gis rek démb kon ca boori 18h. ca la ay waajuram nag gis ab néewam ci anam yoo xamante ne anam yu doy waar la ñu teewlu papa yi xale bu jigéen boobee imam Bari la ñu koy wax ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. alhamdulilah démb 18h may jóge garage pour dem daw léegi suma jabar woo ma def ma woo mu ne sa doom bi de gisuñu ko. xale yi wax nañ ni mu ne benn waa ji moo jaaroon fii mu ne pour xale yi may leen ndox xale bi génne ndox bi jox ko te mu ko joxee ndox bi rek léegi mu téye loo xale bi mu yóbbaale ko mu jaar nii léegi yeneen xale magañ mu jooy ni mu jooyee daw si kër bii mu ne xale bi yóbbu nañ ko kono gaay woo ma man tamit balaa ma agsi fii ma daar di bu dooti comme ñooñoon mun a toppatoo mbir bi ma dem déclaré foofu ma ne man de suma doom bi gaay woon na ma léegi benn waa ji jaar na foofu jël na suma doom bi dugg na si biir àll bi léegi dama bëgg ngeen dimbale ma ngir yàlla léegi gisuma suma doom bi gaay mu ne baax na léegi dem leen def enquête ngeen xool léegi si fajar bi maa ngi si jumaa bi maa ngi si julli gaay woo ma téléphone ma pare julli rek ma décroché gaay mu ne gis nañ sa doom bi de kono rendi nañ ko. ñu yegg ba Kayar ak nappkat ak mareyeur yi fa ne ñoom nag tey dañoo xëy rek daal di wàññi seen loxo bu baax a baax ci liggéey ba dañu ko sax dakkal nag boo moyul ñu ne ëllëg daanu sóobu ci ab grève boo xamante ni ñetti fan lay doon ñoom mareyeur yooyu nag di wéy di naqarlu dogal boobu nga xamante ne nag kon tukkee na ci règlement 14 bu UEMOA muy wax nag ni kon mboolem kon camion yu mag yi yebi bagage nag faaw rek ñu peese leen ni ñuy peese yeneen i daamaaritu ku ne xam na ne nag loolu bu ñu cee yeggee am na ci loo xamante ni bu fekkente ne dafa ëpp duñ leen ko nangul ñoom nag tey ñu rek daal di def benn doxub ñaxtu dox boo xamante ni ci dal la ñu koy def dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Seylatir.
duñu nangu benn yoon nag suñu camion yi di yeb ay jën ñu leen di peese loolee la mareyeur yeeg nappkat yi nekk fii ci Kayar yëkkati ginnaaw nee nañ door nañu sax ñetti fan yoo xamante ni duñu ko liggéey duñu jaay jën te benn mool du dem géej fii ci Kayar. di xamal Macky Sall ni ko lii bu ko yëgee dina jël ay mesures yoo nga xamante ne nii dina accompagner mareyeur yi pour ñu mën a continuer dem seen liggéey parce que frigo yi nga gis yëpp tey jii ñu ngi ni benn mareyeur wàccul géej benn mareyeur jëlul jën gerte bi la 15 lay démarré noonu la tey lañ ko déparé di nga mareyeur yi oto yaa ngi nii benn tey lañ ko déparé noonu waaw tey départ noonu tey lañ anticipé ci gabaré la 14 jëm la 17 amul benn mareyeur buy wàcc géej di jënd jël tey di biir Sénégal bépp Sénégal bu jox sa jabar suba départ na ko jox dépassé góor gi Alioune Fall di jaaykatu jën fii ci Kayar wax ne lii ñu leen teg lu metti la. dañu see bëgg a indil ay jafe-jafe yu méttee métti muy pompe sil yi moom métti sall moom na ko teel a rayee moom mënta dox soo demee ba Côte d'Ivoire gee juróomi téeméer rek la ñuy fay ñun ñuy bëgg a fay ay 200 000 loolu mënta def nan ci jàppale bu baax. jaaykatu jën yi ak nappkat yi nekk fii ci diwaanu Kayar nee nañ ñoom dàquñu sax toog ak nguur gi gën a waxtaan gindiku ngir ñu mën a indi saafara ci mbir mi. ñu jàpp ne grève ñetti fan bi ñu fas yéene wéyal fii ci Kayar feeñ na bu baax ci askan wi ndaxte jaaykatu jën yi de ñu ngi toog ci tefes gi nee nañ gisatuñu benn jën. ñu koy jaajëfal Cheikh Anta Diop boo moyul grève boobu dina wër Sénégal ni ki ëllëg la ñu ko jàpp fukki fan ak juróom ci weer wi ñu ne ñoom mareyeur yooyu wax nañu ko léegi muy nag xeetu peese boobu ñu ne ñoom duñu ko nangu benn yoon ñu koy def seeni woto bu weesoo loolu tamit li ñuy sàkku rek mooy carte yi nga xamante ne nag jëm na ci mareyeur yi muy carte mareyeur yi maanaam nag ñu gën ko yokku dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Guèye. ginnaaw ay waxtaan ak ay nit ñi nga xam ni jéemoon nañ ci dox tànku jàmm teewul mareyeur yi li ñu bëggoon a def ci la ñu ne ba léegi ndax nag fas yéene nañu toog ñetti fan yi nga xam ne dinañ ci banque seeni loxo. waaw waxtaan nañu ministre bi ba mu am ay faveur yu nga xamante ni si waxoon diggoon nañu ko ni dina ko def boole ñëw directeur des routes malheureusement bañ demee directeur des routes la ko ministre bi waxoon defu ko. ba mu ko développé tamit revenir nañ ministre bi yëgal ko ni ko li nga waxoon directeur des routes pour mu defal ñu ko defaluñu ko kon nag ñun dañuy dem arrêt du travail le 15. le 16 le 17 dañuy grève. benn oto mareyeur du génn. loolu mooy li leer ca marché Sénégal yëpp benn marché du ci jaay jël incha allah. mareyeur yooyu nag di wax jafe-jafe yi nga xam ni fi mu ne nii moom la ñuy jànkoonteel. tracasserie yi nga xamante ni ñu ngi koy rencontré ci yoon bi moo tax ñu war a dem grève li ciy gën nag li ñuy yitte bi nga xamante ni si moom moo ci gën a am solo mooy pont bascule yi moo ci ëpp solo ci li nga xamante ni moo tax ñuy grève ndax dañuy teg lu nga xamante ni si mënutuñ koo demee négocier nañu ak ministre bi mais amuñu satisfaction moo tax ñu ni dañuy dem grève. waaye nag grève bi am na ci ay mareyeur yi nga xam ne wax nañ ni ñoom duñu ci bokk teewul mareyeur yi nga xam ne dañu bokk ci mbir mi te xam le ni seen xeex bi dañ ciy dem ba jeex. seen ñoñ ya nekk ca marché central au poisson bu Pikine ñoom it jatu nañu taxaw ngir rek feelu leen ëllëg ci grève boobee Moussa Fall moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ak Salif Sow. li ñu jëkk mooy pont bascule yi nga xamante ni si moo nii bëgg a rey pont bascule yi li ko waral oto boo xamante ne si yebe nga Dakar wala nga yebe foo mën a yebe rek soo ñëwee ba pont bascule ñu fay loola fay bi nag coûté na ay 200 000 ba 300 000 ba 500 000 loolu doyatul ñu ne dañuy délesté jën mi délesté bi ñuy def jën yi bu nu wàccee jën yi amul fenn foo xamante ne si fa la ñu koy teg parce que préparé wuñ ko amul chambre froide amul dara oto yi nga xamante ni si ñoom lañ ko defaral nañ leen fu ñuy def seen i jën ñun nag defarul fenn fu ñuy teg seen i jën loolu nag désormais dafa doy ci Sénégal ñun ñu nga xamante ni si li ëpp ci économie Sénégal mareyeurs yi ñoo ko yor kon désormais dafa doy ñu ni teg yenn coono yi mooy négocier wuñu oto jën bu mu laal pont bascule oto bu ëppal bu doon 5 tonnes di nga fay tonne 20 000 mooy 100 000 francs souvent léeg-léeg nga ëppal sax ñu la da ngay délestage boobu nag moo ci gën a garaaw niñ ko war a faje nag tout le Sénégal secteurs yi yëpp muy Ndar fu mu mën a doon c'est national la. loolu yëpp nag li ñu ci namm rek mooy ñu tënku daal ci règlement 14 bu UEMOA ki nga xamante ne nag moom la ñu jiital ngir nag mu daal di topp waaye tamit fexe rek ba loolu ñu jëmmal ko muy règlement boobu nee na nag ñoom ñooñee di mareyeurs yi sax boo xoolee liñ leen may nag dafa ëpp kon mënoon nañu rek def seen kéemtalaay kàttan fas yéene nangu dogal bi Aliou Sylla Ndiong ñu teewlu ko ci micro Ibou Diouf. direction des routes daje na ak mareyeurs yi déglu nañ leen.
waxtaan nañ ci biir réunion boobu it ñu arrêté ay dispositions yoo xam ne c'est pour accompagner le secteur des mareyeurs ñi nga xam ne dañuy transporter li ñuy wax jën accompagnement boobu bokk na ci bu ñu yegsee ci poste de pesage yi ñu gaaw leen a contrôler ndax ñeneen seen oto yi day am glace loolu day waral ne ñu teg mesure boobu nañ leen gaaw a contrôler ñu mën a dem fañ jëm loolu nag contrôle boobu day loo xam ne wareef la ndax bu ñu ñëw ne yow chargé nga sa oto xamuñu noo ko chargé xamuñu noo ko yabee ñu ne la duñ la contrôler ndax poids yi ñuy wax nii moom mooy yàq tali bu fekkee ne bu weesu nga liñ nga may kon contrôle boobu day loo xam ne lu mënul ñàkk la lu jaadu la. aussi di wax ne suñuy buntu tëjuwul buntu ministère des infrastructures des transports et des désenclavement ak direction des routes ñi ngi waxtaan ak ñoom bu ñu continuer aussi di waxtaan ak ñoom dinañ continuer daal amélioration yi. pour accompagner acteurs yi. ñu des ba tey ci wàllug règlement boobu ak nguurug Sénégal jaarale ko rek ci njëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wala dem bi ak dikk bi lëkkaloo ak Afrique Pesage ñoom nag ñoo fas yéene def seen kéemtalaay kàttan ngir nag règlement 14 bu UEMOA boobu ñu mën koo jëfee fii ci réew mi moo waral nag rédaction bu télévision Futurs Médias dem jox kàddu yi rek ay borom yi xam-xam ñu dikk ak ñun ci pesage boobu ñuy wax nag lan la tënk dëgg Ibou Diouf. aar li nga xamante ne rek mooy yi la yoon dañ ci jublu rek mooy fexe ba ni mu gën a yàggee loolu la ñuy duppee contrôle surcharge à l'essieu. dëkk UEMOA yi dañoo teg benn loi bi njëriñam mooy yaxanal yoon yu ñu am tali yi pont yi passerelles yi at autoroute yi. waaw xam nga boroom xam-xam yi nekk ci ñiy liggéey ci tali dañu regroupé wu ñu xool xam ni surcharge bi ñuy teg tali bi mooy tax tali yi di yàqu tali yi ñu war a leb di ko defar pour mu durer ñaar fukki at buñ ci tegee surcharge bi ay juróomi at ñetti at lay durer. ci yoon wi dinañ faral di gis li ni mel muy ay poste yoo xam ne rek dafay faral di peser woto yu rawatina yi gën a féete mag yoonu nag nañ ko wekk rek ci règlement 14 bu UEMOA. waaw jumtuwaay yi mooy jumtuwaay yu ñu mujjee génn ci en terme de pesage maanaam ay Europe lañ koy defaree day permettre camion bi ñu peser ko en dynamique mu différent de pont bascule yi ñu fi amoon nga xam camion bi day taxaw puis camion bi day dem rek ñu peser ko mu dem. intérêt ñëpp la ndax yoon yi bu baaxee du baaxal pour benn secteur rek day baaxal gépp sénégalais goo xam ne yow nga di jël route yi di dem doxi say activité nees def ngir gën a yombal dem beeg dikk bi aar tamit li nga xam ne mooy yoon wi ngir ñu mën a yàgg nguuru Sénégal amal na ay jumtuwaay yum ci teg. donc day loo xam ne ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp pour ñu atteindre objectif yi mooy maanaam sauvegarder l'infrastructure routière aussi wàññi accident yi nga xam ne ci réseau routier bi constaté nañ ko temps yi. su fekkente nag nguuru Sénégal dafa sukkandiku ci règlement 14 bu UEMOA ngir gën a aar yoon yi faaw mu jàkkaarloo ñi nga xamante ne mooy woy jëfandikoo yi ngir xamal leen ana lan mooy solo pesage ci boobule fànn. takk der yi nga xamante ne dañu à la retraite te seen i njaboot nag di dund ci camp de garde yi boo moyul danañ leen jëlee ci seen i dëkkuwaay moo waral tey mouvement national bi ëmb nag takk der yi à la retraite rek di soññu nguurug Sénégal rawatina ak njiitu réew mi mu bàyyi xel rek ci décret boobu nga xamante ne nag jàpp nañ ni war nañu ko rek xaatim su ko defee ñooñu ñu mën a nekk nag ci anam yu mucc ayib waaye tamit seen xel mën a dal. Cheikhna Keita moo jiite mouvement bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. ñu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi famille yi ñu ngi ci camp bi ñu ngi ci cité police yi te cité police yu bëree ngi nii jaay nañ leen di sànni nañ leen ci àll bi tey li ñu bëgg moo di ñoobat yooyu muy veuve yi nga xam ne seen jëkkër neewutu fi ak retraite yi nga xam dañoo dem mission ñëw jël millions yi réhabilité kër yi ba pare defaraat ko ba mu jekk ñu dimbali leen mu jël décret ki matériel de la session pour que ñi nga xam ne ñoom neen ñu ngi ñuy tëkku ci suuf naan bu fi jógee ngeen xam ñun soobee yàlla yonent bi ñun xam nañ ni nitu dëgg la nit la koo xam ne lu mu wax def ko tax ñu ngi koy jàppale bu baax xam nañ ni du deltu ginnaaw ci li mu wax te bu incha allah danañ jot ci kër yooyu mu neex na xari ña koy jéem dañuy tëlee rek yeneen point yi mooy pension militaire bi nañ ñu ko appliquer nañu bàyyi pension civile bi ñuy bindal wala civil la ñu war nekkuñ civil nous sommes des militaires ni ñu koy appliquer gendarme ak soldats yi nañ ñu ko appliquer parce que dañuy def liggéey bi war donc loi yi ak ñoo ko santaane ancien statut article 37 la nouveau statut 41 bis la nañ ñu ko appliquer.
ñu wax ci leneen lu ci mel ni Mbayang Diop moomu nga xamante ne nag ci Arabie Saoudite lañu ko rek daal di tëj foofu nag ñu jàpp sax ne kon àtteb rey daal lañu àtte woon ci moom gannaaw rek ba mu faatee foofu benn njaatigéem mi ngi nekkoon nag ci weeru avril atum 2017 Mbayang Diop moomu fekk baax fii ci Sénégal li ñu xamle nag mooy dafa feebar mi ngi nekk sax ci anam yu doy waar feebar na ba sonn te amul nag kenn ku ko taxawu Horizon Sans Frontières nag mi ngi soñu daal ci àtte boobu nga xamante ne àtte woon nañu ko muy àtte rey ñu fexe rek ba def ko daal muy àtte boo xamante ne tëj giiru dund lay doon su ko defee bu boobaa dina mën a ñibbisi fii ci Sénégal ñu teewlu njiital Horizon Sans Frontières Boubacar Seye ci micro Ndeye Thiaba Aliba. Mbayang Diop nekk dans une situation bu metti feebar damay utiliser le conditionnel plus de prudence feebar sans aucune assistance médicale loolu bu nekk pour ñun njàqare ak tiis tirer la sonnette d'alarme di woo aussi l'État du Sénégal pour que mu am un sursaut diplomatique pour génne Mbayang Diop ci bourbier bi mu nekk tey war na mën a nekk war nañ mën a sax fexe ba cette peine de mort soit communiée à une peine de prison ferme au pire des cas fexe ba Mbayang sax ñëw tëdd ci Sénégal ay mbokkam di ko gis muy jot ay visites. Vu les relations séculaires multidimensionnelles yi am entre Arabie Saoudite ak Sénégal damay wax ni sax Sénégal dafay appliquer ce qu'on appelle benn suivisme diplomatique ak Arabie Saoudite lu Arabie Saoudite di def Sénégal a ngi ci. loolu moo tax ma ni tey waroon nañu diligenter tey benn équipe boo xam ni ñépp a ngi ci biir. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi muy comité bu dialogue national bi nag ñu ne dafa am ay membres yoo xamante ne dañu caa dolliku si lu toll ci ñeent fukki membres la ñu wax tey ku jëkk politique nag ña ngay ŋàññi ndax nee nañ ba ñu koy nas di nocci kenn yëgalu leen kon mënoon nañ leen xamal rek ne kon ñooñu dañuy ñëw dolliku si waaye ki nga xamante ni moom la ñu ko dénk mu jiite ko di Famara Ibrahima Sagna la mu xamle rek mooy loolu teg nañu ko ci yoon ndax boo xoolee sax ci ab décret la daal di jaal Maguette Soirée Diallo Jafara Ba ci leeral. bi ñu tàmbalee la wax ji commencé bëri li waral loolu 40 personnalités la ñu dolli ci liste bu njëkk bu comité bi décret présidentiel moo fa jaar mu nekk ab démarche bu politiciens yi daal di analyser. ci appel bi ñu yokk ci ñeent fukki nit ñoo xam ni ñun ci salle bi la ñu yëg ñu yokk nañ leen ci décret def nañ beneen décret pour yokk leen ci comité de pilotage bi loolu amee ñu jël kaddu. opposition bi nga xam ni dafa participer parce que foog ñu fàttali ni du opposition bi ñoo participer mais en tout cas ñi participer te ma taxawal leen jiite délégation boobu ma jël kaddu ci seen tur wax ni dialogue bu fekkee dañu bëgg dialoguer du rek dañuy décider comme ça rek ñëw rek mettre ñu devant le fait accompli. mais dama leen di fàttali tamit que décret bi ñu njëkk jël tamit am na lu mu wax dafa ne président kii comité de pilotage bi am na sañ-sañ. jël ay nit yokk leen ci bu jàppee ni ci seen taxawaay ci seen liggéey ak si seen compétence war nañ mën a yeesal en tout cas fexe ba liggéey bu ñuy def fii mu gën a yomb. ci kanamu opposition bi majorité bi indépendant yi ak société civile bi njiit bu comité de pilotage pour dialogue bi li mu wax leer na 40 membres yooyu ñu ci dugal nëbbul dara. 40 personnalités qui ont été ajoutées à la liste initiale. Il n'y a pas de malice derrière. Personnellement, je suis intervenu auprès du chef de l'État pour lui dire d'augmenter les commissions. Il avait été envisagé 5 commissions. J'ai proposé au chef de l'État qu'on installe 3 nouvelles commissions. Je ne cherche pas à dédouaner le président ni à dédouaner qui que ce soit. bu ñu génnee ci première réunion bu comité de pilotage bu dialogue national bi ak 126 membres benn bureau dinañ ko taxawal ngir rek liggéey ci règlement intérieur yi parti PDS ak PASTEF ñoom am ñu benn membre ci comité de pilotage bi.
parti démocratique bu Sénégal boobu sax ngay wax Maguette Souaré Diallo di PDS nag moom mi ngi am rek mbetteel ak it di rëccu rek ci li xew ci front de résistance nationale ndax front boobu parti bi dafa jàpp rek ni am na ci ñoo xamante ne ay responsable lañu nekk ca ba noppi te nag ña ngay def naka su dul noonu maanaam ña ngay jaar ca ginnaaw rek di lëkkaloo ak nguur gi moo waral parti démocratique bu Sénégal ne gannaaw ba mu nemmeekoo loolu nag moom mënul def rek lu dul daal di nag raxasu ba set wecc daal di toogandi nag di xaar ba xam fu wànnante ji mujjee ki gëtam ndax kat ñoom la leen gis doyu leen benn li ñu gis doyu leen benn yoon waaye tamit la ca am rek ci dialogue national boobu ñuy wax sax tamit gis nañu ne léeg-léeg ña ngay rocceeku di def naka sudul noonu mu mel ni kon daal déggoo ak manko bi ñu doon wootee ci front résistance nationale dafa des parti démocratique bu Sénégal nag moo ni gisee rawatina ak secrétaire général bi national bi di maître Abdoulaye Wade ñu daal di wax rek ci daay yi nga xamante ne dafay faral di lakk fële ca Vélingara ab njàngat bu ñu def rek ci atum 2019 moo di ne lu toll ci fanweer ak ñeent ci daay wàññi nañu ko nag ci junni ak ñeenti téeméeri hectare waaye ci atum 2018 ñu gis ne nag loolee booy xool rek mi ngi toll kon ci ñaar fukk ak ñaar ca département bu Vélingara moo waral nag tey jile ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy xeex lu ni mel di sàkku rek ci askan wi daal ñu gën a bàyyi seen xel ci wàllu daay yooyu nag ndax war nañoo mànkoo xeex ko foofu dañu fay fekk ji Abdoulaye Diallo. ci atum 2019 fanweer ak ñeenti daa ñoo jotoon a tàkk ci biir goxu Vélingara te li fa lakk ci àll mu ëpp junni ak ñeenti téeméeri hectare suuf alors qu'en 2018 ñaar fukk ak ñaari daa ñoo fa jotoon a tàkk looloo tax ñiñ fa denk wàllu àll bi jaaxle lool ci mbir mi. daaw am nañu fanweer ak ñeent ci ay safara yoo xam ni tàkkoon na ñu intervenir ci ba fay ko loolu bi ñu defee évaluation yi yàq na lu mat junni ak ñeenti téeméeri hectare loolu nag day wane rek ni feu de brousse yi kii na li nga xam ni moo am solo du nombre de cas yi mais bu cas feu de brousse amee balaa mooy yàq lu bare ñu fay ko léegi nag pour maintenir loolu dañu bëgg a appuyer ci comité de lutte contre le feu de brousse yi nga xam ne dañ koy installer ci village yi. lii bokk na ci suñu plan de communication maanaam di waxtaan directement ak population yi nga xamante ne pour yee leen gën leen yëngal pour ñu xam ne que lii seen liggéey la ñun dañu leen ci gunge. ngir jéem a fagaru ca yooye daa ñi bokk ci kuréel bu ñu duppee comité départemental bu développement ak borom dëkk ya ca goxu Sinthiang Koundara ak askan wi fa yeewoo ñoo amal ab ndaje ngir waxtaanee yooye daa ngir tamit ñaaxaale si nit ñi. mooy li nga xam ni ñiy taal daa yi kenn du leen wax parce que ku nekk bëggoo sa mbokk yoon jàpp ko teg ko loxo di ko teg ay alamaan wala ay di ko yóbbu ci yoon loolu tax na ba nekk na jafe-jafe bu mag beneen jafe-jafe bi mooy moyens yu ñu yor par rapport ak département bi nu mu yaatoo. xamal nañ askan wi ne tey koo xam képp koo xam ne da nga gis àll bi di lakk te jóguloo nga dem bokk ci ñi koy fay mën nañ la teg ay daan. et que demandé nañ chef de village yi ñu fexe wax ko population yi et ñu ngi profiter ci occasion bi aussi face à la presse pour sensibiliser nit ñi pour que daal ku ci nekk xam risque bi nga xam ne moo ci nekk parce que aussi li ñëpp bokk ku ci nekk da nga war a taxaw pour sàmm ko. ñàkkum tàggat ga ca membre de lutte contre les feux de brousse ci nan la ñuy fayee daa jafe-jafe ngir jot ci ndox ak ñàkkum ay jumtukaay ñoo yenn ci jafe-jafe yi fay gàllankoor liggéey ñi ñu fa denk wàllu aar alam gi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Diallo fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax Aram Touré ma delloo la léegi. jërëjëf Fatou Kiné Deme ci xibaar yi ñu ñëwaat.